joli titre di ko ci nuyu bu baax ci suba si ak waa Prince Art yëpp mi ngi bokk ci album Ceyli bu le grand Momo Dieng il a grandi quand même hein, il faut le dire avec son talent moom mi nga xam ne mi ngi bokk ci famille Ndiouga Dieng comme ni ma leen ko waxee léegi bi may tàmbali ñu koy féliciter également Pama pour le spectacle du Grand Théâtre ci week-end bi ñu génn ànd ci ak Sabel Dieng et toute la famille grand Alpha ñi ngi lay nuyu alors foofu la ñuy jaaree nag tàmbali suñu jotaay bi nga xam ne bi ñuy tàmbali ba léegi maa ngi leen koy wax dañuy commencer actualité commenter di info expliquer ma dalal rédaction à Booking FM comme d'habitude et c'est un plaisir de retrouver également équipe bi nga xam ne bu ñu xëyee dañuy ànd ak yéen Pape Madiakhaté Sarr yegsi na naka noonu Penda Badji pour ànd ak yéen waxtaane sujet yi nga xam ne tànn nañ ko ci suba si Pape Madiakhaté na nga def sant alhamdulilah maa ngi si jàmm bu baax Kals maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay naka yi tey sant alhamdulilah ñu ngi si jàmm bu baax mbaa yaa ngi ci jàmm waa sant ñu ngi sant bu baax a baax nu réew mi def waaw réew maa ngi nii rek di féex tey dafa xaw a féex ci waaw dafa nugg tuuti waaw tey dafa xaw a dugg tax xaw na wis-wisal tuuti te asamaan si xaw naa xiin waaw moo tax climat bi xaw naa neex fu mu toll nii waaw neex na de ah waaw fu mu toll nii moom neex waaw boobu baax na ayca ñi ngi également ak Penda Badji elle aussi daf ñuy ànd ak ñun d'habitude ci matin bi ci li nga xam ne moo di actualité commenté Penda bonjour bonjour Kals bonjour également à nos fidèles auditeurs te Kals man ak yow tey dañoo jaune de waaw da nga may toppandoo waaw nu mu demee nii rek bàyyi di ma pirate yow mi yaa may toppandoo bàyyi di xool lan lay sol nga koy sol bu may solu da nga may yërëm kan moo ci woo sa morom ci suba xam li ma sol moom ma seet moo may topp rek bañ ma bàyyi alors Penda toujours un plaisir te retrouver ci suba si bàyyi la nga nuyoo partagé voilà maa ngi da nga yow daal xaw a nagamal sa yaram c'est que xam nga damaa ñëw gis la nga def jaune ak man rek ma découragé dama lay sotti ndox lay sotti waat ay mais maa ngi nuyu ñëpp également c'est toujours également un plaisir de te retrouver sur ce plateau de 9-11 di nuyu également Papa Madiakhaté Sarr bi ma nar a partager le plateau bi ayca ñooñu la ñuy àndal tey ci suba si certainement dinañu rejoindre ci kanam ki nga xam ne moom moo di Serigne Saliou Seck may fàttaliwaat ni que ñi ngi ànd ak yéen sax ci waajtaayu ubbiteg jumaa ju mag yooyu ñuy wax Masalikul Jinaan vendredi dinañu amal di édition bu spéciale bu ñu xëyee dès le matin gunge leen en direct foofu ca jumaa ja waaye tamit fii ci studio bi dinañu dévoiler programme bi nga xam ne tëral nañ ko pour ajuma mën leen a gunge ci ndamal Serigne Touba boobu nga xam ne Ndakaaru ñoo ko war a daloo muy Masalikul Jinaan ñu ànd ceek yoonu murid gépp incha allahu rabbi vendredi bu ñu xëyee dinañ ci ànd ak yéen dinañ ci dellu soit ci kanam balaa ñoo jeexal jotaay bi waaye laataa loolu dañuy ñëw nag ci ñaari xibaar yi nga xam ne tànn nañ ko ngir waxtaane benn bi nag man daf maa xaw a jaaxal tuuti xaw a nuroog tuuti sax bi ñu doon waxtaane démb muy day andi tiitaange des fois ci askan wi ni ñu waxtaane démb mbirum géejawaay gi noonu la ñuy waxtaane bii nga xam ne dafa jëm ci wàllu kankurang man nag kankurang bu ma ko daan fàttaliku ay jamono foo la woon wala buñ tolloo ci ay période vacances nit yi daw di ko seetaani da nga daan gis sax ku jóge dëkk dem seetaani ko c'était vraiment un plaisir mu xawoon nekk tuuti spectacle léegi nag liñ ciy dégg ay xëy na ay musiba wala ay gaañ-gaañ wala ay attaque sax dafa xaw a bari mu mel ni mbir mi dafa dem ba commencer changer jël beneen yoon boo xam ne nekkul woon yoon bi ko taxoon a jóg looloo waral ñun dinañ ko waxtaanee tuuti ci suba si ak Pape Madiakhaté Sarr ak Penda Badji voilà Kals mu nekk li nga wax nii rek noonu la amee mu loole nag fay yi mu ngi am ni ki samedi bi ñu génn ab sage femme bu nekk foofee ca dëkk bu Sédhiou moom la ab kankuran daal di agressé ci mooy machette yooyu muy faral di yor ci loxoom ba tax sax dañ ko mujjee yóbbu ca na mu gën a gaawee ca hôpital ba nekk foofee après ñu daal di koy transféré nag ca hôpital bu Ziguinchor ngir rek ñu mën faa amal ay scanner ak yu ni mel xam nga kon coup ba mujj na graaw bu fekkee ni sax hôpital bu Sédhiou mënu ko jël en charge ba ñu mujj ko transporté ci hôpital bu Ziguinchor loolu day fekk ni rek kon gaañu bi xëj na am na ay conséquences wala boog métti na ba yegg ci lool mu nekk ay affaires yu nga xam gis nga dañ koy déplorer parce que tamit nit ki mënul dem ci dëkkam ngir rek mun faa liggéeyam comme ni mu waree ñu koy agressé yu ni mel ak ay faux kankuran yi parce que lii moo laa doon waxtaan ak léegi ak Mayte du kankuran dëggantaan lii ay faux kankuran yi nga xamante ni jamono ji ñi ngi semer la terreur file ci Sénégal dañuy romb insécurité day am ba ci fii Dakar li da koy gis muy kankurang yi nga xamante ne dëgg yi duñu dóoree duñu songee kankurang dëgg yi yow kat doo leen gis sax dañuy naaw te ay événement ba événement la ñuy génn maanaam dafa am lu nga xamante ni moo leen di génnee boobu c'est plutôt mystique c'est plutôt mystique te ay dëkk yu mel ni comme Ziguinchor ak yu ni mel lañ koy faral di gën a gis mais avant kenn daawul gis ay faux kankurang fii ci Dakar léegi dañ fiy ñëw naan fay ñëppay solu léegi dañuy ñëw Dakar naan dañuy gérer ay lël fii di bëgg indiwaat tradition naam na culture
culture am na solo lool ci réew nga déclare tradition lu baax la day tax ñi nga xamante ni xamuñu woon seen tradition ñu mën a ressourcer wu bu baax a baax mais tamit buñ demee ba ay gaañu-gaañ di ci am ça devient inquiétant mu nekk lu nga xamante ni c'est à déplorer parce que xam nga soxna si demoon pratique liggéeyam ci siège ñu def ko nii loolu du neex ay mbokkam et puis day dem sax ba day créer psychose day tax sax ñi nga xamante dañoo jóge fii pour dem liggéey yi feneen mun nañ dem sax ba lii day nekk traumatisme si ñoom dañuy dem ba duñu am ndax xel bu dal ndax li daloon sama collègue ba duma dal ak yu ni mel donc mu nekk situation ba nga xam c'est à déplorer ñun bokk ñu ngi koy masaw bu baax a baax en tout cas neexul ba neex mais lu ñaaw la parce que je me dis que mën nañu fo mën nañu andi spectacle mën nañu dàqante mais gaañ bi moom mënoon naa ñàkk effectivement gaañ bi mënoon na ñàkk ni nga ko waxee Kals ak ni ko Penda waxee man ni ma gisee problème bi mooy li nga xam ne moom mooy yenn aspect culturel yi nga xam ne maanaam cosaan ak aada yi nga xam ne ñun réew mi Sénégal dañu koo am dañu commencé di ko xaw a dénaturer maanaam di ko amalee ci yeneen anam yoo xam ne du yooyoo ko taxoon jóg parce que kankurang bu fekkee ne dañu ne la ko taxoon a jóg kankurang sax à la base c'est quoi c'est koo xam ne la rôle protecteur lay am ci ñi nga xam ne ñoo di population bi ci ñi nga xam ne ñoo di njulli yi de façon générale parce que souvent ci occasion yooyee ci lay génn ci nawet beeg ñoomin seen bu fekkee nag dem nañu ba tey xeetu kankurang yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ñu gis ñuy def ay yenn méthodes yoo xam ne dañ koy teg yenn ci askan wi ba ki nga xam ne sage-femme la koo xam ne liggéeyam du lenn lu dul faj nit ñi dimbali nit ñi ci seen wér-gu-yaram ñu gis ñu agressé ko ci machetam dóor ko ni ci photo yi boo ko gisee sax sa yaram day daw donc dafay wane ne aspect culturel yenn yi dañu ko xaw a fàtte gis nga li nga xam ne Kals moo valable ci kankurang bi c'est la même chose moo xaw a xew tuuti ci yenn aspect culturel yu bëri yu ci mel ne ay wàllum simb bu njëkk spectacle la woon mu rafet nga gis gaynde bi solo ba mu jekk nga gis muy dàqante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo amul ticket ak ñoomin seen spectacle la bu ñu la ci jàppee sax violence boobu nga xam ne ñu ngi ko ci nemmeeku après amu ci parce que da ngay gis nit ki ñi nga xam ne moom la ñu jàpp dañuy ñëw xuuxal ko xëbal ko mu doon loo xam ne day doon spectacle day rafet dafa nekk suñu aada ak suñu cosaan de la même manière que kankurang noonu la demee mais tey bu ñu gisee ñi nga xam ne ñoom ñoo ci wàlliyaan si léegi parce que noonu laa leen di wooyee dañ cee wàlliyaan si te comprendre ñu en réalité lan mooy à la base li nga xam ne mooy njëriñu kankurang donc bu ñu ci gisee li nga xam ne mel ni dañu koy nakarlu bu baax a baax et puis également je pense que war nañ ci jug quand même ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi au niveau des autorités locales ñi nga xam ne ñoo nekk ci bokk moomeel yi war nañu ci jug wut ci ay taxaw ci nag taxawaay bu mucc ay taxawaayu kilifa ngir lii bañ a amati ndax kon ay mesures war na ci génn effectivement ay mesures war na ci génn parce que nag nit ñi waruñu leen tamit bàyyi ak nii ak ay gars yoo xam ne man ay samba boy laa leen di wooyee vraiment parce que kankurang moom boo ci nekkee di ko def moom yaakaar naa li nga xam ne moom nga war a njëkk a def du gaañ wala métital wala dóor ay jaas yi je pense que loolu moom xeetu banditisme la te banditisme moom li koy faj mooy sévir et puis sax à chaque fois li lu ni mel day jox ay conséquences sax parce que loolay waral ba syndicat autonome des médecins du Sénégal daal di décréter ab grève bu nga xamante ni di Europe ñaari fan lay doon donc tey jii ku nekk Sédhiou soo bëggee faju naka ngay def donc tamit genre situation jur na leneen et c'est regrettable parce que bu fekkee tamit kankurang bi ñi muy àndal wala boobu bu fekkee ni ñoom dafa am ay gàllas ñuy takk ba tax duñu lucide je pense que ñi àndal war nañ di wax ak ñoom wala ñu fexe à ce que boobu doy bu ñuy génn boog waaw bu ñuy génn ñu mën a teg dispositif sécuritaire voilà et puis genre bëgg nit ñi ragal leen yow temps yële passé laa romb fi benn kankurang ki tali bi masa dama tiit musuma seetaani kan non en fait da ngay dox léegi tali bi ñuy romb genre léegi boo dajee ñoom dañuy ñëw di la jéem a yalwaan genre naan dañuy ut xaalis maa ci gis benn bu neex Cheikh Faye boo ma ko seetalee ci internet bi waa ji dafa yor ay jaaseem nii di jaay kankurang benn waa yor otoom rek moom toog ci biir oto bi waa ji di ñëw di dóor moom muy avancé mais gis nga bi mu arrière bay demaat ci kankurang bee daw bàyyi ko mu jaar gis nga mu ngi noonu voilà effectivement non mais c'est vrai parce que gis nga li Penda di wax dafa am solo li ñuy wax naan ay du yam ci bopp borom parce que tey jii nii ki nga xam ne moo di sage-femme bi nga xam ne la ñu gànd dina toog ab diir du liggéey diir boobu mu toog du liggéey am na ko mu waroon faj am na ñoo mu waroon faj am na ñu mu waroon dimbale ay soxna yu waroon matu yoo xam ne waroon na leen mën a jàppale bu ñu xoolee tey situation bi nga xam ne dañ ne yenn xeetu corps ci médecine bi dañoo manqué ci yenn gox ya goxaan yi waa léegi bu fekkee ne ca diwaan ba sage-femme boobu nekkoon benn
la fa wala ñaar la fa tey jii nii bu fekkee ne kii moom mën nañu ne daanaka ñaar fukki fan jàpp benn weer yoo xam ne du ko liggéey donc gàllankoor bu mag la boo xam ne toor la boo xam ne teg nañu ko askan wi au delà de à travers geste bi nga xam ne def nañ ko donc loolu dafa war a doon loo xam ne dañ ko seetaat parce que li nga xam ne moom mooy kankurang yi encore une fois waxuñu ko parce que comme li ñuy wax kankurang yi moom tout le monde n'est pas pareil daanaka xeet ñi dama naan ay exception lañ ci li nga xam ne moom mooy règle bi. mais bëggoon naa leen laaj aussi yéen ñi nga xam ne xëy na comme ni ko Penda waxee léegi seetlu nga leen et gis nga est-ce que day fa luñ ci c'est-à-dire que j'aimerais savoir xam nga tey vrai kankurang yi Penda di wax ni que ñun duñ leen sax teg bët ñi ngi ci àll bi ña nga ay Sédhiou ña nga ay Kolda ak Casamance yi nga xam ne peut-être par exemple ay faux kankurang lañu comme ni ngeen koy waxee lan la ñuy gagner ci mbir mi à la fin c'est-à-dire man j'aimerais savoir est-ce que financièrement dafa am luñ ciy gagner wala ñoom violence boobu rek moo leen ci neex wala sol seen affaire yor seen ay jaasi dugg ci tali bi nit ñi topp leen man loolu sax je me dis que est-ce que voilà c'est quelque chose de normal. Financièrement dafa am lu ñu ciy gagné mooy li ma doon wax sànq léegi dañuy nekk di ci raxaale ay yalwaan c'est-à-dire léegi da ngay ñëw maanaam man Badji laa sant léegi boo ñëwee xam ne man Badji laa sant da ngay dugg sama kër pour bëgg man ma jox la xaalis sous prétexte que ni loolu culture la culture bu sudiste la donc yow ci nga bokk léegi man dama war a joxe xaalis parce que man sama mbokk nga sama mbokk joolaa léegi man bu fekkee benn genre joolaa la bu nga xamante ni man xaw ma dara ci samay origine xaw ma dara ci affaire Casamance nga ñëw bëgg ma forcer ni man Badji laa sax dama war a jox xaalis sama ko amul ni may def léegi nag parfois bu fekkee nit ñi dañu leen laaj xaalis te nit ñi joxuñu leen ko day créer benn violence ci ñoom maanaam day mel ni comme genre mer moo tax man à la fin je me demande est-ce que ñoom ñi ngi ànd ak seen sogo bu ñuy solu kankurang wala yooyu wala ndax nekkul ni dañ leen di xabtal de telle sorte que ni ñoom dañuy def parfois la nga xamante ni ñoom seen bopp après la ñuy rendre compte que ni ñoom ils ont gravement fauté et je pense que ni loolu bu fekkee ni tey ji nguurub Sénégal appliqué na ci dorénavant ay lois yi nga xamante ne ay sanctions yi nga xam nga koy def tey ji maanaam bu fekkee da nga génne kankurang wala nga créer benn organisation bu nga xam kankurang da ciy nekk te amooloo benn autorisation au préalable je pense que ni bu fekkee ay sanctions appliqué nañ ko ci sa kaw dina baax trop parce que dina tax ëllëg bu fekkee ni dañuy ñeneen ñi ngi fas yéene def ay manifestations nga xam ne ay kankurang dina ci nekk ba dinañ ci bàyyi xel que ni buñ fi gaañee xale kat wala benn xale ñu fiir ko fii mu nekk suñu faute bu sanction yi dina dal bu baax a baax suñu kaw et que boobaa dina tax ba nit ñi dañu xoolal bu baax a baax li ñuy def Papa Madiakhaté effectivement comme ni ko Penda waxee et puis bu ñu fàttalikoo yaa récemment loolu yàggul ca Mbour préfet ba interdiroon na li nga xam ne moom mooy manifestation kankurang yi ndax dafa amoon benn précédent bu xaw a mel ni boo xam ne kankurang ba dafa amoon kum fa gaañ décès sax amoon na ci si ma mémoire est bonne ba tax préfet bi interdiroon li nga xam ne moom mooy festivité yoo xam ne ay kankurang da cee am ak ñoom seen tax xam nga boo tuddee Mbour daanaka génn kankurang bi dafa doon loo xam ne événement annuel la nit ñi dañ koy xaar année boobu préfet interdire ko ndax yi nga xam ne moom moo ci amoon donc yooyu day wane ne rek kilifa yi responsable dañu am benn responsabilité boo xam ne am nañ ko ci donc c'est important. acca dañuy ànd ak rapidement le temps ñuy jokkoo ak Ibrahima Diémé bu Sédhiou moom mooy correspondant bu Futurs Médias dinañ jokkoo ak moom léegi ci téléphone bi ñu ànd ak suñu partenaire bi nga xam ne dañ koy faral di dégg waxtu wi ci biir 9-11. lii mooy bëri maana yow tamit dangaa bëri maana. acca jërëjëf en octobre. jërëjëf ñu àndoon ak suñu partenaire boobu di Tigo ci teaser boobu ngeen dégg rapidement dañuy dem seeti ji Ibrahima Diémé c'est ça moom mooy correspondant Futurs Médias fële ca fi nga xam ne moom moo di Sédhiou xew-xew bi nag dafa intéressé ñu bari am na sax benn extrait boo xam ne dinañ ko ci déglu ci kanam tuuti am na ñoo xam ne ci corps de métier bi soxna si bokk ñoom it yëkkati nañ seen kàddu pour naqarlu ko parce que quand même c'est quelque chose à déplorer ñu jokkoo ak Ibrahima Diémé moom dinañu gindi tuuti ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee boobu ak léegi muy kankurang yi dàquñu ko naam mais dañu bëgg mu nekk ci anam yoo xam ne bu ko sax askan wi di seetaan wala di ko gis mu ànd ak sécurité Ibrahima ñi ngi lay nuyu. waaw di leen fay du leen wax ne du Ibrahima Diémé waaye Max Clean Company di ndaw. Max Clean Company. Max waaw ci Sédhiou waaw lépp benn bi. lépp benn bi la waaw d'accord kankurang bi dafa di li nga xamante ne xaw na doy waa tuuti. du sax nit ñi fii nii ni koy dàq wala dañ ko bañ waaye dañoo bëgg mu jaar ci yoon boo ko waxee parce que
cosaan la kankurang soosee dañ ko xamee mbir moomu noonu képp kuy dem leel wala xale yi su leen di dugal leel dañuy génnee kankurang ba ki nga xamante ne moom la ñuy génn waaye dafa di li nga xamante ne ay affaire ngi nii ñu ngi nemeeku saa yu kankurang génnee faa mu am ay gàllankoor kankurang yi di dóor ay nit dakkee ji ay jigéen parce que dañuy wax ni jigéen si dajee kankurang warul mun a xool di siggi di xool kankurang dafa war a tëgg waaye ki nga xamante ne moom xamul ne kankurang bi day génn wattu bi dem di dem liggéey dafa mel ni lu xewoon ci fan yi nii gannaaw barki dëmb ak soxna soosu jógee Gindir poste de santé doon ñëw biir Sédhiou dem fële ci région médicale ngir am benn tàggat bu ñu leen doon amal foofu ci seen wàllum paj mi noonu mu kankurang bi dogaale ko ci yoon bi ci buntu gendarmerie bi dóor ko gaañ ko moo tax ko tey jii nii moromoom yi yëpp manko ñu ne dañuy tàmbale ab ñaari fan yi nga xamante ne tey lañ day tàmbale ñuy gréew du ñu faj dara waaye urgence yi lañ leen jël amoon na sax ay nit yi nga xamante ne ñoom bokk nañu ci ñuy yëngu ci wàllum kankurang ñu ngi doon nakarlu mbir moomu noonu parce que daf li nga xamante ne ñoom xamuñu ko ci seen aada lu ñuy wax mooy kankurang nuñ ko xamee mooy day génn pour rataxal diggante yi su amoon lu waroon am ci dëkk bi muy nakar bu waroon am kankurang bi day génn teel a ñaax nit ñi ngir affaire boobu ñu mun ko mucc wala mu mun a mucc wala ñu mun ko moytu wala boo kankurang su comme ñeneen ni ñu ko waxee su fekkoon ay jigéen dañoo doon xuloo seen biir dañuy gënee kankurang bi pour juboo leen maanaam pour gën a defar ñu ñu wax rek cohésion sociale ci tubaab maanaam kankurang loolu lañ ko xamee day génn ngir aar day génn ngir defar rataxal diggante yi waaye kankurang warul génn di dóor ay nit naam sax su génnee ba dajeeg benn jigéen ki nga xamante ne moom xam na mbir mi ni mu demee daf koy moytu ñu bàyyi ko kankurang bi dem yoonam ndaw soosu dem yoonam waaye kankurang di dóor waa Max loolu moom kenn àndu si Max man maa ngi lay nuyu maa lay fay ma bëggoon rek comme yow yaa nekk ci zone boobu ma bëggoon xam loolee ani lan la ca kilifa yi wax maanaam waxuma ki ay préfet yu ni mel mais ñi nga xamante ni ñooy sëriñ yi wala yooyu nekk foofu ñoom naka lañ ko jàngatee waa sëriñ yi bu mu tàmbalee waxaguñu si dara waaye daaw par exemple amoon genre cas yooyu ci jëndee ñoom ñi nga xamante ne parce que am na sa benn kuréel ay mag yi saytu mbirum kankurang dañu def genre comité comme ça ñu mën a xool kankurang ñu ngi koy war a mën a defaree ak adduna bi nu muy soppeekoo parce que ñu ngi koy waxee bu njëkk luñ mënoon xew lu njëkk instant yi nii wala waxtu bi nii mënatul nekk parce que Sédhiou commencé na doon dëkk bi nga xam dëkk bu mag mu ngi ngand ay nit yi bàyyi ko feneen dañuy ñëw ñu su bëri par exemple xamuñu cosaan bi exactement daa waxoon nañ ci jëm am na sax ci ay xutba ay kilifa diine ñu wax ci ñu wax ni kankurang bi xale yi jox kankurang bi dañoo war a xool ñu lay xale yi kankurang waaye biir bi bu muy xew bu léegi parce que dafa gaaw ak yëngu-yëngu yi ni xaw a gaaw xam naa peut-être fii bu ay fan suñu demee ba ñoom ñu toog parce que il faut ñoom ñu jëm a toog xool mbir bi nu mu demee balaa ñu si commencé di ci wax xëy na peut-être comme ajuma ji ni ci kanam ajuma bi ñëw nii peut-être que ci xutba bi dina bokk parce que commencé na indi ay yëngu-yëngu ci dëkk bi xam naa ni kilifa diine yooyu la ñuy toog dem ci wax ci seen football comme ni ñu ko daan defee ak yu weesu alors maa ngi lay nuyu Max di la jaajëfal bu baax léegi situation bi ginnaaw bi mu amee ba léegi lan mooy développement bi par rapport ak ki nga xam ne moom mooy mise en cause bi fan la mbir yu toll ndax gars yi ñi nga xam ne ñoom ñooy force de sécurité yi am na lu ñu ca defagum waaw force de sécurité waxaguñu si même autorité préfectorale yi nanguñu si wax parce que luñ si jot a xam ci xibaar luñ si jot a taataan dañoo wax ni waa ji ku doon borom lël bi utoon na autorisation ngir mun a génnee kankurang loolu xam nañ ko ci xibaar waaye nee nañu ñi nga xamante ñoom ñooy agent santé ñu yëngu ci wàllum paj mi ñoom nee nañu dañoo déposer plainte contre X waaye ba léegi bi waa gendarmerie waa police ñoom nee na bu ñu gisante waa police nee nañu ñoom nañu topp mbir mi waaye ba léegi nanguñu soo parce que dafa mel ni comme lu ñuy waaye enquête suñ ko tijjee nit ñi duñ si nangu wax tant que amaguñu si lu leer waaye lu leer ba leer mooy nee nañu waa ji préfecture sax ñoom ñoo ko jox autorisation pour mu munoon takk kankurang waaye sooy takk kankurang su ñu jox autorisation ci nuñ koy waxee dañooy yow nii borom mbir mi yow miy def demande bi dara si xewee yow yaay le premier concerné yow yaay responsable ba entendre nañ ko dem nañ ko woo pour ñu xam affaire mu demee xëy na dina dem ba ci biir ñoom ñu wax ki nga xamante ne moo takkoon kankurang wala ñi nga xamante ne ñoo takkoon kankurang waxtu boobu noonu ñu mun a àggale enquête bi poursuivre ko boo xam exactement ni mu demee waaye
lu ñu mën a jàpp mooy le premier responsable c'est mooy nit ki nga xamante ne moom moo demoon uti ji autorisation bi pour mën a takk kankurang waaye enquête bi ba léegi mun ñu si prononcé parce que mi ngi en cours comme kilifa ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore warum kaaraange bi nu ñu koy waxee di xaar rek mbir mi après nu muy tëddee parce que comme ñi door nañu tey ñu ne ñaari fan la ñu kii waaye nee nañu ci ay fan yu néew dañu amal ab marche bi nga xamante ne ñu woo ci ñooñu nekk bu ñu def ko genre marche nationale parce que comme dëmb nu ñu defee seen AG bi ñëpp ñi nga xamante ne ñoo yëngu tollum faj yaram ñi doon ci ay syndicat gën nañu ak ñi nga xamante ne seen nañu syndicat yi gën nañu wane seen nakar wax ni ñoom ñi ngi jàppale ndaw si tey nangu nañu taxaw jàpp banque seen yoxo ab amal ñaari diiru grève yi nga xamante ne suñ si jógee nag suñu amalee seen marche yi xëy na autorités yi maanaam kilifa yi nañu teel a jóg ci mbir mi àggale enquête bi su mu gaaw pour ñu xam mbir mi naka la demee carrément ak li nga xamante ne moom lañ ko war a am comme ni ki saafara xëy na mu leer comme ça mbir mi bu nekk ci jàmm kankurang su génnee ku war a liggéey mu dem liggéeyi yi nga xamante ne moom dafay topp kankurang bi su ko dogalee kooku nga xam ne moom moo jël ay initiative moom topp kankurang bi waaye ki nga xamante ne mooy liggéey moom kankurang moom waru ko mën a laal lépp moom ñu naqarlu affaire boobu bopp mu yem tout à fait merci beaucoup Max ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup ñu ngi koy gërëm bu baax mu mel ni andi na ci ay leeral maa ngi jot léegi nii ay yenn message yoo xam ne il paraît que y a tellement de victimes ci affaire kankurang yi am na ñoo xam ne xëy na sax ñoom siwaluñ seen bos mais dégg naa même fii Mbour gi rek ñi ngi bëgg a rey xale yi mais moom laa doon expliquer sànq yow kii xool ay image yu ma leen di wan nii par exemple ça par contre il paraît que c'est un jeu je ne suis pas contre ci digital bi ñu jàpp leen nii foo ak ñoom sabar bi di tëgg ñu toog seen kaw pour jouer même si c'est xaw na metti tuuti mais am na foo et puis ci ñi ma gis nii par exemple je vois pas d'armes ci kankurang bi mais ñi nga xam ne dañuy nekk seen biir oto dem par exemple vacances ou en week-end ñu leen di wàccee ci oto yi wala di toj seen vitre yi mais c'est quand même c'est dafa ëpp quoi pour man mooy li ñu doon wax sànq rek xam nga tey ji suñu correspondant di Max ñu ngi koy nuyu au passage moom dafa war rejoindre li ñu doon wax depuis sànq ba tey c'est-à-dire même bu dee fo wala culture la day dem ba day rax ay li nga xamante ni mooy conséquence xam nga tamit mun na doon génne ay nit yu doxante ak ay jaas yi nga ne yow lii mun na am conséquence loolu c'est impossible fooy ay jaas loolu quasi loolu c'est dangereux parce que ñoom bu ñu génnee xale yi dañ leen di dar te xale bu ñu leen daree ñoom dañuy dox ci tali bi jiitle ak xale yi mais oto mun na ñëw fël xale wala leneen ak leneen la moo tax ñu ne ñoom jigéen du leen gis mais bu fekkee jigéen du leen gis kon bu ñu dox ci mbedd buur la mënuloo dox ci mbedd pare nga ne yow bëggoo jigéen bu la gis soo bañee jigéen bu la gis da ngay toog sa kër yaa ngi dégg mbaa nga làqatu mais boo doxee nag ci tali nga gis jigéen léegi nga dàq ji ko xam nga loolu mooy waral tey ji parce que sage-femme bi c'est sûr que ni dafa gis kankurang bi comme jigéen la comme te ñoom nee nañ jigéen war leen gis xam naa sûrement noonu la rek dàq ji na ko wala dara rek ba daal di koy macheté donc mu nekk ay situation yi nga xam ñi ngi koy fowee nii mais man kankurang su ma gisee damay daw de non mais parce que da nga naan kii amul droit laal ma mais amul droit laal ma bu la laalee yaay pet c'est-à-dire c'est normal mais cette fois-ci je pense que bii du fi yam duñ ko bàyyee nii waaw mais on espère bàyyil ko nii quand même c'est un peu trop parce que li ngay wax sànq ci aspect Mbour bi yaa ngi wax naan ce n'est pas la première fois moom laa doon expliquer sànq nee naa la daaw xawma daaw géej taxoon na fi ba préfet interdire lépp luy manifestation lépp lu jëm ci wàllum kankurang parce que dafa amoon précédent boobu yaakaar naa su ma juumul dafa amoon sax as tout tànk gu si ñàkkoon bakkanam donc pour wan ne c'est quelque chose boo xam ne ce n'est pas la première fois muy am léegi nag autorités yi ñoom ñoo war a jël seeni responsabilités par rapport à ça par exemple pour cas bi Max mu ngi ñu koy expliquer ne instant bi ubbi nañu enquête ki nga xam ne moom mooy responsable mi demandé autorisation woo nañ ko laaj ko enquête baa ngi wëy mais li leer ba leer mooy ba fu muy mujjee ki nga xam ne moom mooy moom moo waral mbir mi war nañu ko teg loxo daal di ko nag sanction bu war et puis également mu doon benn occasion également pour autorités yi di jël seeni devant parce que souvent dañuy gis dañuy nekk ci politique de médecin après la mort dañuy gis benn affaire ñu koy bayal di ko fooye ba musiba am ñuy doog a jóg di réagir comme ni ñuy faral di waxee alors que état warul nekk wala autorité warul nekk ci position de réaction mais dafa war doon ci situation de préaction maanaam avant mbir mi di xew lay jug daal di koy faagaagal mais malheureusement li ñuy nemeeku mooy toujours réaction lay doon maanaam mbir mi day xew ba pare ñu doog a jóg et je pense que lii occasion la pour ñu jug ci benn yoon parce que kankurang yi comme ni ñu koy faral di waxee ni ko Max waxee encore une fois à la base c'est quelque
chose de social muy tisser relation sociale mu ngi dem bay expliquer loo xam ne sax ñun waxuñu ko woon muy ay jigéen bu ñu amee jafe-jafe moom la ñuy woo mu ñëw waxtaan ak ñoom jubóole leen donc loolu beneen aspect la boo xam ne day wane ne Kankourang li ko tax a jóg dugg mooy dëgg mooy dox jàmm mooy ñi nga xam ne moom mooy dox jàmm ba jàmm mun a am ci biir dëkk bi mais également aspect protection ak sécurité kaaraange mais li nga xam ne lañ ñemeeku moom loolu moom vraiment xeetu banditisme la daal loolu ci Kankourang original bi lañ ko nemmeekoo de Pape Sarr c'est bien également de préciser ñii Effectivement. ay faux Kankourang lañ yow Kankourang ni muy solee ay dàllam laase ko faux Kankourang yi ngi gis dañuy def dañuy sol seen ay basket yaa ngi dégg ñu solal leen yëre bi nii rek ñu déguiser leen ko ñooñu nag instant bii nag ñoom ñooy semer la terreur fii la ci Sénégal c'est-à-dire ñoom ñooy génn ànd ak téye seen ay machette léegi nag il serait bon également que ni comme ay pratiques mystiques la également que ñi nga xamante ñooy kilifa aada yi nekk ci région yi ci gox-goxaat yi ñu wax ci ak ñoom parce que pratique la bu nga xamante ni pratiquement joolaay ak soose yi rek ñoom ñoo ko xam donc nag bu fekkee ni ñi yore cosaan yi ci dëkk yi tamit génn nañ ci wax ak jeunes yi je pense que tamit dina nekk lu am solo wala quitte à ce que ñu interdire à ce que nañ ci wax daal ñu yore ay machettes ah oui Effectivement. nañ ci wax am na kenn ku ci yëkkati kàddu Mamadou Diop Ndiaye moom it di porte parole ci ñi nga xam ne ñi ngi taxaw pour jàppale soxna soosu ñu déglu ko ci benn extrait puis ñu dellu si waat si ndigalu suñu kilifa yi dañu ñëw aussi masawu ko ñëw aussi ànd ak moom ci naxaar bi ñëw aussi dénoncer maanaam jëfin bu mel nii boo nga xam ne nii tey kenn xamul nan lañ ko mën a tuddee parce que nit koo xam ne da nga nekk sa liggéey jugee sa dëkk ñëw pour séminaire ñu dóor la ba gaañ la loolu musiba la comme ni ko nit ñi waxee rek métti nañu trop gaañu bi moom métti na trop parce que comme dañ ko évacuer Ziguinchor pour mu def scanner gaañu bi métti na et que même bu dul sax gaañu bi sur le plan psychologique maanaam am na jafe-jafe et que tey bu ñu sañoon dañ koy yóbbu Dakar ab psychologue mën ko gis même su jaree sax ñu affecté ko mu génne région bi parce que franchement métti na waxtaan nañu xool nañ nag ñu ne nañu grève ñaari fan respecter urgence yi ba nga xam ne nii ku ñëw aussi doo fa am yenn jafe-jafe yi defuñu ko pour population bi dañ ko def rek pour wane suñu naxar dañ ko def aussi pour wane ne lii bëggatuñu mu am et que na dak na yam fii parce que yu mel nii day yàq non seulement image yu région bi mais aussi day tax kenn dootu fi bëgg a ñëw liggéey si dugguleet parce que fi ñu toll nii sax boo demee hôpital am na koo xam ne ni tey si gaañu Kankourang yi mi ngi fa dañ ko téye foofu xaw na fa yàgg trop te du boobu kese yu bari ñi ngi fay am mais nag franchement yu mel nii waru fii am et que li ñu gën a naxadi aussi mooy gendarmerie ni ñu doxalee parce que si seen kanam la et que bi ñu koy agressé ñeenti nit ñi ngi taxaw buntu ba waxuñu ci dara bi mu dawee ba dugg foofu waxuñ lu may na topp bañ a taxal karo yi loolu ñaaw na trop ci ñi nga xam ne ni loolu lañu yaakaar ne ñoom ñoo yor suñu sécurité. waaw mais wax jooju tamit ñaaw na ndax daw ba dugg ci biir gendarmerie ñu naan la moytul nii bu fi taxal ñi la war a aar bu ñu la dàqee moom jàqare gën laa sonal sa deret bi dafay taxal c'est dommage oui c'est dommage bu fekkee ne ni mu ko waxee noonu la demee mais encore une fois bu fekkee ne noonu la demee moom c'est regrettable parce que ki nga xam ne moom moo la war a aar c'était devant ces gendarmes voilà je pense que intervention waroon na mën a am ci loolu nga xam ne seen kanam la xewee parce que après tout force de défense et de sécurité yi seen rôle principal mooy lan ñëpp xam nañu ko la célèbre phrase la garantir la sécurité des personnes et des biens maanaam aar nit ñi ak seen moomeel bu fekkee ne nag da nga tombé ci loo xam ne sa kanam la ñu mettital kenn ci koo xam ne askan wi la bokk di ko gaañ sax ba muy nàcc noonu je pense que lii sa responsabilité mooy nga jóg loolu moom ça doit être illico presto maanaam ci saa si da ngay jóg nga def sa liggéey nga saafara ko bu fekkee nag defaloo ko foofu moom sa responsabilité engagée na ça veut dire que defoo sa liggéey ni nga ko war a defee. acca dañuy marqué benn pause musicale rapidement quelques secondes pour mën a ñëw nag ci deuxième sujet bi bàyyi ma nuyu ci sama mbokki soose yi mandingo yi après ñu dellu si waat xam naa ne ñoom moom Kankourang miin nañ ko boo demee boori Casamance foo dugg rek ci Casamance moo xam Ziguinchor la mbaa Sédhiou wala dëkk yi ko wër yëpp am naa fa benn dëkk bu ma fa xam bu tudd Thionkesil xam ngeen ko. Thionkesil waaw waaw dinaa koy dégg nag. xam naa ko de. yow la doon def Thionkesil. man de fi ma xamul ci réew mi bariwul. man dama la laaj loo doon def Thionkesil. lijjanti rek dugg ci dëkk bi demoon Thionkesil. léegi nag ñu dafa amoon soxna. seeti woon naa non man amoon soxna Ziguinchor laa amoon soxna. dem Casamance on écoute ce titre après ñu dellu si. tey samay mbir nga nekk. man xam naa ne ni doomi soose jàmbaar kon jóg leen ñu wayaloo soose yi
ci nuyu Lac de Guiers 2 borom snap yu neex yi maa ngi koy nuyu bu baax moom Mandingo la waaw sama xarit la dama koy nuyu. Mandingo la te bëgg naa mu snabal ma ci son bi yónnee ma ko parce que moom la réew mi di wër ci snap yooyu di ko nuyu doomu Géejawaay gi. ayca dañuy jéem a jàll ci beneen sujet boo xam ne it dinañu intéressé. ci réew mi. dafa mel ni am na leneen lu génn ci waa FMI. waaw effectivement am na leneen ci waa génn ci FMI ndax démb njiital mission FMI ci Sénégal moo daje woon ak taskatu xibaar yi. daal di rek indi ay xabaar yoo xam ne dafa ñeel wàllum koom-koom réewum Sénégal. yoo xam ne bokk na ca mu wax ci koom-koomu Sénégal ak fa nga xam ne fa la toll jamono yi ak fa mu jëm. bokk na ca ñu ne croissance bi dina jëm kanam croissance économique bi. maanaam comme bu Sénégal gafa gi jamono ji bu croissance économique bi ci 2019 bi mu ngi toll ci 6%. ñu xamle ne fii ak 2021 dina egg ba ci 7%. muy ak jéego boo xam ne dina ko def mu daal di koy xamle mu wax ne it croissance boobee li nga xam ne mooy secteur privé bi moo ko war a porter secteur privé bu ñu ko wax nag mooy entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi wala ñi nga xam ne it ñoom ñoo fi dikk si. te nguur gi moomu leen jóge bitim réew donc yooyu it bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a porter ñu wax leneen également ñu ne Sénégal war na xool it ay jéego yoo xam ne ci wàllum koom-koom maanaam li nga xam ne moom mooy ay dépenses am wala budget de fonction ñi nga xam ne moom la daal di yore mu fexe nu mu ko gën a wàññee gën a baax gis nañu at jamono yu weesu yëpp ay wàññite ñu ngi koy gis wàññi téléphone wàññi tel ñu ngi koy def train de vie de l'État loolu aussi wax na ci de même que li nga xam ne moom mooy bor parce que état bu Sénégal dafa ameel entreprise yu nekk fii ci réew mi ay bor yu bëree bëri yu ci mel ne voilà yu ci mel ne Sénélec comme ni nga ko waxee Penda donc yooyu également waa FMI nee nañu état na ko fay ndaxte dette intérieure bi mën a wàññeeku loolu dina gën a ñoŋal li nga xam ne moom mooy koom-koomu réewum Sénégal ngir mu gën a mën a jëm kanam donc loolu doon na yenn ci ay pàcc yoo xam ne waa FMI wax nañu ko ci ak déggoo goo xam ne xaatim nañu ko ak Sénégal ngir mën a gunge Sénégal ci koom-koomam fii ak ñi nga xam ne moom mooy pétrole beeg gaz bi ñuy wax ñu mën cee commencé jotee bu baax commencé koo jaay di ci am xaalis. kon yaakaar bi ñu mën a am mooy 2021 dinañ jóge ci 6 yooyu nga wax jëm ci 7%. effectivement xam nga tamit FMI ñoom comme institution internationale bi nga xamante ni mu ngi regroupé lu toll ci 189 pays. ce serait bien également de préciser que ni ñoom leen tax a jóg moo di fexe. ba ci àdduna wërngal képp ku ne mën a am stabilité financière. maanaam sa koom mun a suqaliku bu baax a baax. léegi si loolu ñoom dañ lay jox ay fonds ak yu ni mel. loolee waral tamit ñoom dañuy am droit ak tamit. droit de regard ci bépp état bu nga xamante ni ñoom dañ lay gunge. ci sa wàllub koom. loolee waral tamit ñu defal seen janook taskatu xabaar yi wax def ay point wax tamit fa ñu toll ci nguurub Sénégal ak nañu gisee ban gis-gis lañu am ci nguurub Sénégal ni muy liggéeyee ci wàllub koom parce que tamit félicité nañu nguurub Sénégal nee nañu kun ñu neexal liggéeyal lañu également ginnaaw loolu yëpp tamit ñu ngi koy sàkku di ko sant à ce que tamit mu soldé ay borom je trouve que nag c'est bien beau man personnellement li ma gis mooy instant bi loolu du priorité honnêtement man je pense que ni ak frais mi toll nii ak problème yi am ci dëkk bi problème mu mën di yeeg yu ni mel groupe Sénégal instant bi am na leen nu mu toll du nekk di gérer ay deuxième phase u PSE wallaay man loolu laa gis am na ay priorité honnêtement que ni accord bi instant bi nag Papa Sarr c'est bien beau lu baax la honnêtement parce que dina tax ba train de vie bi suñu ko wàññee bu baax a baax nee na ñoom mun nañ fexe ba également tamit loolu ñu mun a suqaleku bu baax liggéey bi mun a am ci réew mi ndaw ñi ak soxna yi ku ci nekk mun cee jariñu bu baax a baax d'ici 2021 ku ne mun cee gis sa bopp parce que accord la bu nga xamante ni qui accompagnera la deuxième phase du plan Sénégal émergent également qui va accroître les opportunités économiques pour les jeunes et les femmes de 6% à 7% en 2020 jusqu'à 2021 lu am solo la mais daal j'aurais préféré que nguurub Sénégal yow Kals gën a miser ci problème yi am instant bi nii parce que problème yi tant que fajuñu ko tamit deuxième phase du plan Sénégal émergent bi duñ ko mën a atteindre naka nga mënee xalaat un pays émergent alors que mënd bi mu ngi sévir ndax baa ngi ball fu nekk nit ñaa ngi xiif ak yu ni mel donc mu nekk tamit ay problèmes yi nga xam ne dañ ko waroon résoudre au préalable avant que ñuy xaatimaat benn accord bu nga xam mu ngi war a jël fonction fii ak mi-décembre
loolu lu am solo la waaye économie moom xam nga buñ ko tuddee ci réew ne day yokk day méngoog comme ni ko Penda Ba waxee Pep Badji waxee day méngoog dëkk bu développé ci domaine yu bari effectivement boo xoolee par exemple ci classement mondial bi da ngay gis ni dëkk yi gën a développé ñoom seen taux dafay yokk lool parce que seen économie dafay dox li ma mënul comprendre mooy ñuy xëy di leb ba tey di xëy di wax ni suñu taux war naa yokk di ko ndamoo alors que ce pays souffre ba tey parce que am na zone yoo xam ne boo fa duggee sa waay da nga naan fii du Sénégal effectivement Kalz xam nga li ko waral mooy dañuy faral di wax borom xam-xam yi ci wàllum koom-koom léeg-léeg moo dégg ñenn ci ñoom ñu ne croissance économique bi nga xam ne moom la réewum état bu Sénégal di fëggee dënnam croissance économique la boo xam ne baaxul maanaam je veux dire impact bi du sénégalais yi ñoo ñi ko xam ne ñoo koy yëg dëgg-dëgg parce que dafa doon croissance économique boo xam ne ñi ko porté ñoo di ñi nga xam ne ñoo di entreprise étrangères yi mooy entreprise française yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy bénéficier wu ci croissance économique parce que ñoom ñoo koy créer bu fekkoon ne xëy na croissance économique boobu noonu entreprise yi nekk fii ci réew mi ay doomu Sénégal moom ko ñu nekk ci réew mi ñoom ñoo koy ñoŋal boobaa Sénégal dina ko yëg ndax askanu Sénégal ñoo ca nekk ñoo cay liggéey bu boobaa dinañ ko mën a yëg bu baax te croissance économique boobu moom la boroom xam-xam yi wax ne moom mooy croissance économique bi baax ci réew mais croissance économique boo xam ne ñi ko porté ñoo di dëkk étranger yi te ñi nga xam ne ñoom ñoo di FMI Banque mondiale institution Bretton Woods yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca bitim réew la plupart du temps aussi il faut ñu wax ko kii xaw ma nu ñu koy waxee ci olof ki la abali ay bët voilà fi mu la xoolloo ngay xool donc évidemment bu ñu la joxee xaalis fi ñu bëgg nga daal di li ñu lay imposer daanaka da nga cee obligé dem parce que xaalis ba nga xam ne moom nga soxla ñoom ñoo la koy jox tey jii nii FMI bu fekkee dañu ne dañuy ñëw dimbali réewum Sénégal jox ko ay koom-koom indil ko ndimbal ci wàllum xalaat ak ñoomin seen ci nan la mën a fexee ba koom-koomam gën a mën a ñoŋ jamono jii ñu toll na leen leer na FMI li ñuy defuñu ko pour yaama neex ndax Sénégal dafa neex Sénégal dafa jekk wala dafa noonu c'est parce que pétrole beeg gaz baa ngi ci ginnaaw faaw ñu waxante ko c'est un enjeu boo xam ne tax nañ jamono jii nii ñëpp ñu ngi may gët réewum Sénégal donc loolu également il faut que nit ñi bañ a aussi bañ a nelaw ci lu mel noonu beneen affaire bi également ci li nga xam ne ñu ngi koy wax fay bor bi c'est important am na yoo xam ne ñu ngi koy wax c'est important mais lépp lu ñu wax rek am na loo xam ne waxuñu ko li ñuy wax maam lees waxul am na lees waxul toujours am na lu ñu bàyyi parce que boo xoolee ci li nga xam ne mooy recommandation ba tey ñu ngi wax état bu Sénégal na daal di appliquer la vérité des prix appliquer la vérité des prix mooy lan Kalz mooy état bu Sénégal président Macky Sall bi mu faloo dafa ne yenn denrées yi da koy bloqué maanaam kenn dootu ko yokk dañ koy maintenir ci benn prix ngir askan wi bana sonn ci loolu ndax dafa nemeeku woon ne ci nguur gi nga xam ne moo ko fi jiitu woon ceeb ak diwlin ak gaz ak yooyu yëpp da daan yokk te bi mu ñëwee ak léegi lu ñu ko mën a bañal mën nañ ko nangul ne prix yi fixe na booba ak léegi xëy na donte nag jamono yu ñu weesu ak yokkute amaat na mais blocage amoon na ci prix yi ba tax ceeb diwlin ak ñoomin seen amoon na fu prix yi yamoon bu fekkee nag tey waa FMI dañu bëgg a ñëw ñu gëm loolu ñu ne état bu Sénégal faaw mu respecter la vérité des prix maanaam état bu Sénégal na yokkaat na dindi subvention yi muy dem ci ceeb beeg diwlin beeg meew bi ak ñoomin seen ba prix yi daal di yokkaat bu boobaa coow lay indil li nga xam ne moom mooy jafe-jafe lay indil askan bi coow lay indil état bi mais nag je pense que xëy na bu ñu waxee loolu état bi moom it moo war a am fulla ne lii dama ko digaale woon ak sama askan donc dama koy maintenir ci lu mu ma jaral ci wàllum koom-koom nag dinaa xool yeneen i pexe yoo xam ne dinaa mën a compenser loolu donc je pense que comme li ñuy wax rek organisation internationale de financement yi muy FMI ak Banque mondiale dañuy bëgg des fois di imposer sunum réew yenn affaire yoo xam ne baaxul ci ñun donc sunu gouvernants yi ñoo war a am fulla ak fayda gu mat sëkk ba pare ñoom it nas ay pexe pour mën a contrecarrer loolu contrecarrer loolu ba pare également ñoom dañoo sàkk ci nguurub Sénégal à la gestion transparence des trucs maanaam ci ni ñuy gérer bu baax affaire u gaz beeg pétrole bi effectivement léegi te loolu nguurub Sénégal jël na ci engagement que ni gestion boobu dinañ fexe ba nga xamante ni dina transparent trop donc mu nekk tamit benn engagement bu nga xamante ni moom
moom mii di madame Delécha di njiital Corinne FMI Delécha. waaw moom moo fësal kàddu boobu ci point de presse bi loolu yëpp rek day wane ni mooy li nga wax sànq la abal ay bët fu mu la xool la ngay xool parce que tamit ñoom ñi ngi ñi ngi abal xaalis pour ñu nguur Sénégal mun tee def yenn travaux mi tax rek ba ñu war a mun a dicter à la lettre lan la ñu war a mun a suñu naka la ñu war a mun a doxalee comme yi suñu wàllu pétrole comme yi suñu wàllu bor comme yi suñu wàllu te loolu mooy danger bi ah voilà donc Kalz loolu day wane ni rek nii réew pour mu émerger je pense que ni Sénégal c'est vrai que ne amuñu koom ba ca war waaye tamit bu fekkoon ni tamit gën nañoo boole suñuy loxo war nañoo war a mun a fexe ba maanaam bor yi ñu àbbiwaan ci feneen même su fekkee mënuñu ko bàyyi naam mais ñu wàññi ko de telle sorte que ni boobaa booy fay doo ci am jafe-jafe parce que ñi nga xamante ni ñooy fay impôt ñoo ciy sonn parce que da ngay gis ni léegi impôt yi gars yi koy fay dinañ ko yëg bu baax a baax parce que ci la ñuy dagg la nga xamante ni saa su ne ci la ñuy war a mun a solde seen ay dettes ñoom ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo koy ut ci waa FMI ak yu ni mel donc mu nekk lu nga xamante ni tant que réew bi mi ngi ko ni di doxee noonu rek dina yéex a émerger parce que loo am pour def ko sa réew da nga koy obligé di ko fayee ndax tubaab yi mayewuñu dañuy able alors que bor yooyu dafa yàgg sonal Sénégal il faut le dire depuis quand même boo xoolee par exemple quand on parle de autoroute à péage bu Sénégal da ngay dégg waxi bor même Sénégal émergent bii ngay dégg ñaata yoon la ñu dem ci bitim réew ngir jëli ji xaalis boo xam ne moomuñu ko et c'est ce qui est dommage parce que après ñoom njiit yooyu bu ñu demee conséquences yi suñu kaw lay dal parce que ñooy fay gis nga Kalz bor moom mënta ñàkk gis nga réew boo gis ci àdduna bi day leb mënta ñàkk parce que li nga soxla yëpp ci sa réew mënoo koo matale loolu kenn mënu koo matale mais nag booy leb dafa war a ànd ak intelligence maanaam dafa war a doon loo xam ne day doon ci lu yanu maanaam bu fekkee ne da nga leb bor tey fii ci Sénégal nga ne damay leb bor pour defar par exemple autoroute à péage wala loo xam ne day indiwaat xaalis te et puis lu important lay doon ci sam réew parce que dina régler yenn problème conjoncturels yi loolu leb bu mucc ayib la leb boo xam ne xalaat bi ko samp xalaat bu mucc ayib la parce que boo ci jógee di nga régler problème boo xam ne askan wi mu ngi koy jànkoonteel da nga ko teg ci priorité mais bu fekkee ne tey jii nii da ngay leb dugal ko ci loo xam ne xëy na du priorité fay ba na nga ko négocier baaxul mooy waral ngay gis yenn bor yi nga xam ne day des ci sa ndodd doo am loo ko mën a fayaatee wala fay ga day yàgg wala nañ la koy imposer du baax parce que dëkk yi nekk ci àdduna bi yëpp dañuy leb mais li leen différencier ak ñun suñu réew yi yu ci bëri mooy ñoom bu ñu lebee xaalis dañ koy def foo xam ne day rentable day amal njëriñ askan wi te dinañ ci mën a jëlaatee loo xam ne koom-koom dinañ ko mën a fayaatee te duñ ci am benn jafe-jafe ci diir bu gàtt dinañ romb bor boobu noonu mais ñun ni ñuy lebee moo baaxul dañuy leb dugal ko ci loo xam ne app ba day sori pour ñu mën a compenser waat récupérer xaalis boobu day yàgg donc ni ñuy lebee en réalité moo baaxul wala ñu def ko ci lu nga xamante ni nekkul priorité effectivement jeex na ayca loolu moo nekkoon deuxième sujet bi ñu doon waxtaanee ba tey ci info expliqué di actualité commenté ak Penda Badjik Pape Madiakhaté rafetlu lool seen xam-xam ak li nga xam ne waxtaane nañ ko boole kook li jëmoon ci jéye jooju nga xam ne wala musiba yi kankurang yi di def de temps en temps di song nit ñi dégg ngeen ci témoignage bu Mamadou Diop Ndiaye mi nga xam ne moom ci ñiy défendre soxna so suñu gaañ la également suñu correspondant ba ca Sédhiou dañuy marqué waat beneen pause le temps de revenir ci suñu reportage bi nga xam ne tey nag ci wàllu environnement mi ngi jëm ci mbëbës ak conséquences yi nga xam ne da koy jur de temps en temps Ndeye Mati moo ñu defal reportage bi naka noonu répondeur bu King tey dina dellu si ak revue de presse bu Serigne Saliou Seck jeexale jotaay bi ak suñu info trafic bi nga xam ne moo ñuy jox lépp lu jëm ci xibaaru dem bi ak dikk bi on écoute un titre de Youssou Ndour et puis ñu dellu si waat léegi-léegi. Kalz, joindre l'utile à l'agréable 9-11 du lundi au vendredi sur la 99.4. gis naa seen taxawaay dem leen bul leen ragal ndax yéen a ngi kër-këri liggéey di ko matal nañu leen yombalal liggéeyu jàppandal te gunge leen kontaan naa yéen ndaw yu góor yi ndaw yu jigéen yi dama leen bàyyi xel yéen a ngi jéem bëgg tekki ragal gàcce bañ a def lu ñaaw yéen
ngeen soobu wane na ni bu doon xare du ngeen mës a daw kon yéen di dimbale leen war na yomb ndax toogu leen di xaar ni ma leen gisee ngeen di demee noonu la jàmmaar war a demee li ma gis léegi ci xale yi Sénégal benn xale tëddatul nelaw ba yandoor xam ngeen ni maak yéen a nuroo ña fee rek la nu gëm góorgóorlu leen kontaan naa bilaay jamono gi ñëw yéen a yor Sénégal góorgóorlu leen kontaan naa maa ngi leen raw ña fee rek la ñu gëm góorgóorlu leen kontaan naa yéen ñi nekk bitim réew fàttewu na leen waaw góore yéen man dégg naa ma ne lu la dëpp te wàcc yoon bu leen ko dara jaral surtout ras yàlla yaatu naa yéen ñi nekk bitim réew man fàttewu na leen góorgóorlu leen yaakaar naa remember the song called Kontana, and Kontana in English means I am happy. Do you? The super Eduardo happy? The man shop are happy? We happy. Yeah, now you got it, now you did it, dama leen bàyyi xel. Yéen a ngi jéem bëgg a tekki ragal gàcce bëgg def lu baax yéen. Li ngeen soobu wane na ni bu doon xare du ngeen mës a daw kon yéen di dimbale leen war na yomb ndax toogu leen di xaar ni ma leen gisee ngeen di demee noonu la jàmmaar war a demee li ma gis léegi ci xale yi Sénégal benn xale nelawatul ba yandoor ku ne ngi jéem a wut loo def waaye ku ne ngi jéem a wut lu mu amal boppam ci xale Sénégal are you Freiburg are you bilaay jamono gi ñëw yéen ñi yor Sénégal góorgóorlu leen bi happy be happy. I'm happy. They happy. And you. Be happy.
9h14 minutes sur la première radio digitale du Sénégal, King FM. Merci de nous rester très fidèles sur cette belle fréquence. Bienvenue à toutes et à tous. Destination 11h, vous êtes dans 9-11. Merci. 9-11 sur King FM. Bonjour Kals, bonjour la technique également, bonjour les auditeurs. naka suba si. sant alhamdulilah. am naa mbégte fekkaat la ci studio bu King FM Dakar 99.4 9-11. Info expliquée dans 9-11 sur King FM. moo di Babacar Gaye moom aussi di kenn ci ñun. Babacar ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax di nuyu askanu Sénégal yëpp di leen ñaanal kendalu jàmm. li ñuy wooye actualité commentée xibaar yi nga xam ne ñun dañ leen koy jox ba noppi waaye dañ koy waxtaanee. loolu est-ce que jàpp nga ni yàq la. bu rëy jarul wax ndax askanu ci boppam ñoo koy xamal seen bopp na yàqal. France président ba Peugeot yi nga gis ni 3008 yi moom la ñuy dawal te boo ko seetee buy déplacé wu motard bi def ci kanam benn auto policier mooy nekk ci gannaaw est-ce que mos nga gis benn ministre français mu nekk ci 4x4 France. 9-11 ci King FM déglu leen li nga xam ne moom mooy xibaar yu neex yi. commissaire ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. parce que tamit mënuñu comprendre ngay consommer muy consommer keneen di consommer moom mu nangu ko yow nangu woo ko ça veut dire que day mel ni kon nguur gi lay jàppale. am na ay association de défense de consommateurs malheureusement yoo xam ñoom bu ñu waxee ñun ñu wax dafay mel ni du même consommateurs yi la ñuy défendre. L'actualité autrement dans 9-11 sur King FM. gaz man dañ may jàpp ci télé bi à cause de produit usé ma gis oto boo xam ne man maa ko gën a ñàngal oto fuuf damay romb dem yoonam. déggal jooju wax rek y a quelque chose. waaw wallahi y a quelque chose. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. Mouhamed Ndiaye fan yi daf may tànnaas. waaw parce que dama ko ne paa nga xewi nga. surtout maam yeexi laa loola. xam nga affaire yi 2.0 la. xale yi dañu digital. 9-11 sur King FM. surtout ñu woon ndox muy yàq wala ndox muy lor bakken mais bu ko yàlla defee nag da nga koy nangu di ñaan yàlla it beneen ndox buy wàccee it yàlla bu mu mel ni ndoxu démb bi. ñi ngi ak déjà sax ak Assane Samb ñi ngi lay nuyu Assane ci suba si salaamaaleykum. waaleykum salaam maa leen di fay bu baax di nuyu auditeurs yi. suñu xeex en tant que jeune mooy suñu dëkk set. Info expliquée dans 9-11 sur King FM. Après Sadio Mané on peut compter sur lui. Effectivement c'est l'un des deux joueurs yoo xam ne Sénégal mën na compter ci ñoom sur le plan mondial ngir ñu yóbbu raaya réew mi fu nees. Info et divertissement dans 9-11 sur King FM. xam naa dinañ ñëwaat ak yow. kon jeex na merci beaucoup. jërëjëf. yal nañu yàlla boole defal. merci beaucoup. jërëjëf Kals. 9-11 sur King FM. merci beaucoup ñu jàll ci beneen sujet bi nga xam ne moom la ñu tànn ngir waxtaanee ko tey ci suba si mooy suñu reportage du jour jëm ci environnement talaata bu ne nag dañuy yitteel ci rajo bile moo tax tey ñu tànn xooli ji marché bi ñuy woowee marché wala plutôt fa ñuy déposer mbalit yi ñu tuddee ko mbëbës ak conséquences yi nga xam ne moom lay faral di jur looloo waral rédaction bu King FM def ci tey benn reportage ak Ndeye Mati waaye laata loolu ñeneen ñoo xam ne rejoindre nañ ma ci studio bi ginnaaw bi mu tënkee xibaar yi 9h30 Serigne Saliou Seck yegg si waat na ànd ak Ajaratu Dior Mbodj ñu fas yéene waxtaane nag li nga xam ni mooy suñu sujet tey ci reportage bu bés bi di wàllu marché wala fa nga xam ne ñu ngi koy woowee mbëbës nag li ñuy dajale ci ay mbalit fii ci Ndakaaru fa lañ koy yóbbu ndax dafa am ay mbir yu muy jur bu noppee loolu la ñuy waxtaane léegi ndax ëllëg li ñuy wax wàllu recyclage ndax ma nga fay doxam déet def nañ ci benn reportage boo xam ne conséquences yooyu la ñuy génneel ak Ndeye Mati laata loolu ñu dalal Serigne Saliou ak Dior na ngeen def. ñoo ngi fi sëñ Kals ñu ngi lay ziar bu baax a baax. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu wér a wér. jaajëf Dior Serigne Saliou. Kals nuyuwaat la di nuyuwaat auditeurs yi ni topp ci 99.4 ci 3w.kingfm.sn wax nga ko sànq daanaka talaata bu jot ci 9-11 environnement la ñuy waxtaane tey xam naa ni damay bàyyi rek Dior mu dugal reportage bi comme ça après ñu def suñu commentaire. ayca li ñuy dem xooli mooy reportage bu Ndeye Mati ci lan la jëm tey Dior Mbodj. tey ma nga dem ba fa nga xam ni mooy Mbëbës nekk ci diwaanu Malika. Mbëbës nag bu ñu ko waxee xel day daal di dem ci mbalit. ndax mboolem mbalit moo xam ni roñe nañ ko ci Ndakaaru foofee lañ koy daal di rek yàq mu nekk nag loo xam ni donte ni génn nañ ñenn ñi ci mbalit mi waaye ñi nga xam ne ñoo dëkkee ca pegg ba ñoom sonal na leen lool ndax ne nañ seen wàllu wér-gu-yaram dafa nekk ci ak guuta ak booleeg xet gi nga xam ni ñoo ngi koy dund moo tax nag ñuy sàkku ci gouvernement bi mu daal di leen ci indil ay saafara Aminata Ba moo demoon ba Malika ñu teewlu xet bu bon moo lay gàttanu ndax mbalit mu bëri ay camion di dem di dikk. Opération. On a
ñu ngi fii ci Mbëbës di fu ñuy tuuree mbalitu région Dakar yi bu weesoo ni mu bonee ci gàncax gi day jural ay loraange askan yi fay yeewoo. coono bu métti sax xet yu salte xeeñ xunn te fi la ñu yàlla wërsëgalee mënuñu fee jóge waaye xet gu métti la fi nekk sax ñoom bu ñuy ñëw des fois guddi la ñuy ñëw dugg waaye nii ñuy rombee nii rek xet gi da lay déranger. waa ji war a toll ci juróom fukk ci ay at di wuyoo ci turu Garmi Mbaye jàpp ne mbalit mi danger la. baaxul si gàncax gi baaxul ñu def ko alentour danger la moom très sincèrement jëloon nañu say matukaay da xamu fa lañ ci toll nag ne woon na dinañ ko jéem a xoolaat naka la bu fekkee dañ koy toxal ñu toxal bu fekkee dañ ko fi bàyyi ñu bàyyi ko fii wala ñu xool beneen façon liggéey bi ñu koy liggéeyee quoi population mo bés bi ñu sonnee nañu jug. Aïssa Dia mu ngi sàkku ci gouvernement bi mu dimbali leen. nguur gi xanaa pour ñu dimbale ñu rek jàppale ñu ci loo xamante ni dinañu dimbale ba xeet gii di ñu sonal mën a jug ci ñun parce que fii ku fi nekk rek am nga dënn ñëpp am problème mu dënn. ci atub 2011 gouvernement bi fi nekk gën naa jëlee Mbëbës Malika daal di ko yóbbu fële ca Diass waaye mujjewuta antu ba tax na gouvernement bi fi nekk léegi nar naa tëral benn projet duppee ko Promojet ngir defaraat bu baax Mbëbës ba mbalit bi fiy dugg ñu mën koo jëfandikoo waat ci beneen anam. acca mu mel ni coowal Mbëbës moom yàgg na ci Sénégal. coowal Mbëbës Kals yàgg na ci Sénégal ndaxte saa su nekk askan wa nga xam ne ñoom ñoo dëkkee foofee dañu koy jooytu nee nañu daal ñoom nelawatuñu bayandoor ndax rek ñàkkum kaaraange gi nga xamante ni si foofee am na fa muy Malika Montagne yàgg nañ fa dégg ay cas à chaque fois yoo xam ne am na foofee nga xam ne moo di diwaanu Mbëbës weesoo problème de sécurité bi aussi am na problème sanitaire boo xam ne moom am na fa kenn laam-laameew ko ndax mbalit ku ne xam na ni nekkul li gën rawatina nag ñi nga xam ne dañoo dëkk ak moom suba ak ngoon guddeeg bëccëg feebar façon feebar yu nekk mën na leen caa fekk moo tax nag à chaque fois ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkee côté boobee dañ koy jooytu jooy nañ ko guddi jooy nañ ko bëccëg gouvernement bi tout le temps aussi dañ doon faral di amal li nga xam ne mooy ay tukki nemmeeku bu yàggul dara waa ICG demoon nañu fa ak njiit li xool na nga xam ne mooy anam ya Mbëbës nekke jëwriñ ji aussi demal na fa boppam ak tànkam ba gisal boppam waaye à chaque fois dañuy programmer mais jusqu'à présent ay mesures idoines gisaguñu ko ñu jël ko foofee nga xam ne moom moo di Mbëbës ba pare tamit li ci gën a doy waar ay xale yu tuuti ngay gis foofu ci Mbëbës ñoom ñu nekk fa tamit ne ci mbalit mi di fortu tout le temps xale yaa ngi fa te tamit danger la ci ñoom ñooñee nga xam ni ñoo di tuut tànk c'est que mag ñi ñoo muccul waxuma la ñi nga xam ni ñoom ñoo di tuut tànk yooyu mais tuxal bi ñu doon wax ni dañ ko bëggoon a tuxal yóbbu ko Diass dafa mel ni antuwul ba tey programme la woon ñu bëggoon koo amal mais ba saa si tembe nag xam na mbirum administration la wala lu ni mel mais jusqu'à présent amaguñu ci lenn lu leer loo xam ni tax na ba tey ñu changé ko waaye jusqu'à présent ba tey Mbëbës mi ngi nekk foofee nga xam ne moo di Malika Montagne ñi ngi fay continuer à chaque fois des tonnes et des tonnes la ñu fay wàcce ci li nga xam ne moom moo di mboolem région de Dakar mbalit mu fi tukkee rek foofee lañ ko yóbbu ca diwaanu Mbëbës sëñ Saliou. waaw kon foofu war na am kaaraange de. war naa am kaaraange Kals te tamit li ci gën a doy waar moo di Dior wax na ko sànq tout tànk wala sax ay mag yi jëmm duñu wax ay tur parce que boo fa duggee ay mag ñoo xam si ñooñu mag fuuf ay kilifa ngay gis ñu nekk ci biir li nga wax sànq muy recyclage ñoom moom ñi ngi ko fay amal bu baax ci leen man bokk am ay peut-être loo xam si jàpp na ni mën nañ koo jëfandikoo waat moom lañ te loolu noonu njeexintal mën na ci am ci wàllu wér-gu-yaram bu baax a baax waxoon nañ ci jamono ji passé rek dinañ toxal Mbëbës jëlee ko fi mu nekk nii yóbbu ko Diass waaye nag gouvernement daanaka mooy doxe noonu daanaka à chaque fois bu pression bëree rek wala sax li nga xam si moo di askan wi di jooytu ci benn mbir faw ñu teg ay jéego wala ñu digee dara promettre que dinañ toxal yëf yi waaye ba fii ndax nag ci ak fàttali président Sall fi la ko fekk te it yàgg na fa ña fay dëkkee ca wet ga tamit yàgg nañ koo jooytu mu nekk loo xam si kon war nañ cee taxaw te ngir dindi ko fa définitivement moom mooy ñu toxal ko benn yoon te yaakaar naa loolu ay diggee la yu bëree bëri yoo xam si yàgg na fi am benn solution kese laa gis ni mooy bi fa am mooy ñu toxal ko lu mën a ne la parce que Mbëbës sëñ Saliou rëy na rëy goo xam ni boo fa demee mën ngaa riir ci biir boo déggee turu Mbëbës da ngay foog ni lu ndaw la waaye ay hectares la tax loo xalaat ci kaw suuf rek Kals am na fa am na sax maana day taale ñu fay agressé tout le temps ñu dégg ko ñu agressé leen fa def leen naka sudul noonu foofee ca biir Mbëbës am na tamit ay famille yoo xam ne ñi ngi dëkk ci biir Mbëbës yor fa seen i njaboot seen i doom ak seen i soxna loolu lépp ca biir Mbëbës fa la ñu féete daanaka ay ati at mënatuñoo dem fenn ñoom fa la ñu def seen kër fa la ñu def seen daanukaayu doole nee nañu ci la ñu gis seen bopp ndax ci wàllu recyclage ay at dem nañu ba taxawal sax ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu recyclage
recyclage benn association boo xamante ni si ñoom ñi le ñoo ko composé mu nekk nag ñoom li ñu bëgg rek mooy gën a ñoŋal li nga xam ne moo di seen secteur bi ñu nekk ba ñu gën leen a considérer aussi am na ay femmes yoo xamante ni si ñoom tamit tout le temps bu ñu xëyee fa la ñuy dem jënd li nga xam ne moom moo di bagage yi nga xam ni buujumaan yi for nañu ko bu ñu ko jëndee ci ñoom ñëwaat ci marché bi raxasaat ba mu set defar jaay ko ñoom dem nañu ba daanaka mooy seen activité ci la ñuy gis seen bopp waaye mbëbës loo xalaat rek ci loo xalaat rek am na fa parce que si je me rappelle bien daaw am na groupe d'individus boo xamante ni si arrêté woon nañ leen au niveau de Mbëbës ñoom ñi le ay saaku ak ay saaku la ñu yoroon mboq doon ko lakk mboq mi nag bi leen brigade gendarmerie bu Kër Massar moo leen tegoon loxo bi ñu leen jàppee xamuñu woon mboq mi ne nañ café Touba lañ koy defar xamuñu woon exactement lan moo taxaw na jóg mboq mi mais de ay saaku la woon ñu doon ko lakk ci biir Mbëbës bu ñu paree écoulé waat ko ci biir ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan bi kon mu nekk danger bu nga xam ne bu rëy heureusement ko le mal a été coupé par la racine parce que brigade bu Kër Massar ñoo ci taxaw ba jàpp leen ñoom ñooñee kon mu nekk te loolu bu duggoon mën na indi musiba kenn xamul woon nee nañ café Touba mboq la woon nee nañ café lañ koy defar lu mu nekkoon lu doy waar ñun je me rappelle bien demoon nañ ba foofu def reportage demoon nañ ba gis sax ñi nga xam ni réew mi nag am na ñu am fit de torop bari na ñu am torop Kalz mi ngi noonu Mbëbës doo xalaat Kalz mi ngi fa parce que tamit jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkkee au niveau de Malika Montagne bu ñuy xëy di liggéeyi seen bakkan dafay ne ci xottu gerte du ñu ñimee génn ñoom ñi dëkkee Malika Montagne soo waxee ñu ni ku ci xëy fajar sa bakkan mi ngi sa xottu gerte parce que Mbëbës yaatu na rëy goo xam ni malfaiteur boo xalaat ña nga fa dañ leen di agresser tout le temps mu nekk problème insécurité bu nga xam ni dafa doy waar ba jéggi daye bu weesoo loolu bombe écologique la Mbëbës Kalz demal ba Mbëbës nga xool bu nee tell réew mi tàkk yi tàkk mu nekk nag lu nga xam ne ñi ngi koy seetaan te lii raam ci ñag bi la jëm bu fa amee kër du fa gaaw a kon na ci nguur gi jóg nag nañu ci jóg nañ ci jóg te jooy bi dafa yàgg jooy bi dafa yàgg dafa mel ni dañ koo xaw a tànkamlu nag dafa mel ni dañ koo xaw a tànkamlu ministre yi tout le temps dañuy def tournée dem ba ñoom xam nañ ce qui se passe ils savent ce qui se passe mais maintenant nag lan la ñu war a def faaw ñu délocaliser ko Mbëbës parce que vraiment ñoom ñi dëkkee foofu nekkuñu ci xottu ge xale ya fay nekk sax bu yàggee dañ leen di contaminer parce que xale yi léegi ñoom ñëpp oto yi bu accès dañuy lang da ngay tiit xale yi dañuy dem ba mu bokk ci seen dund dañuy lang ci oto yi di xaar mu accès bu dugg see rek dañuy accueillir oto bi kenn ku ne mel ni bii maa ko moom dañuy njëkkante xale yi Mbëbës dañuy njëkkante oto bi pour gaaw bu sottee ku ne di jeex xam nga ni loolu déjà da ngay dem ba da ngay yàqu dootoo mën a nekk ci biir kër c'est dangereux daal Kalz c'est dangereux ñu moytu loolu ndax mbalit moom waxuma la ci dëkk waaye ci kër sax la cee baaxul ci kër te yaakaar naa Dior tënk na lépp li ci am solo rek mooy nguur gi def ci ay jéego ndax saa yu comme yu mel nii bu ñu déggee ñu koy waxtaane ak askan wa fa nekk yëngatu tuuti dañuy ñëw def fa wàcc fa diggée ni dinañ ko fi jëlee gaare 4x4 voilà su ko defee nag mi ngi noonu su ko defee gars yi seen xel xaw a dal ñu ni bon nañ bàyyi nguur gi parce que wax voilà décidé nañ ko fi jële bu yàggaatee ñu tegaat ko ci suuf loolu yaakaar naa daal solution bi am mooy toxal Mbëbës ndax yi ci am yëpp daanaka wax nañ ko ba pare d'accord John Mbodj dañuy wéy ak yow tuuti waaye dañuy dem xooli ji Serigne Saliou dañuy yëri li ci yéenekaay yi 10h56 mooy doog a jot li ñu des ci jotaay bi bokk na ci répondeur bu King FM ak trafic info bu mujj waaye laataa loolu ñu àndandoo yëri li ci yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck wàllum koom ak koppar saf na sàpp ci yéenekaay yi nu xëyee tey ubbi l'Observateur journal Rue 15 angle corniche bi ne wat gaal ak yëgoo ñoo ànd moo taxiti FMI lëkkaloo na nguurug Sénégal ngir doxal koom Sénégal ba mu mën a jëm kanam waa FMI ci biir journal bi di xam ne ni kilifay Sénégal daal ni nu yoree koomub réew mi lépp a jaar yoon ba tax ñu gis léegi tey réew mi am émergence dem sax ba naataangee juddu fii lii lépp nag boo ko boolee moo tax waa FMI di xam le ni noppi nañu ngir gunge gouvernement bu Sénégal ci ñaareelu phase plan Sénégal émergent libération ne lu ci mën di am daal waa FMI tàccu nanu Sénégal ci ni ñuy saytoo alalu askan wi Walf Quotidien ku wax lii wax la ca des ndax nag Fonds monétaire international di FMI nee na itam nañu moytu yàq geek gundaandaat gi xew ci mim réew ba ci nag li nguur gi di dunde ñu wàññi ko laas moom xëy fesal ci aw xëtam ñaari soxna yi fi teewal FMI ba noppi dinu xamal ni li nu bëgg moo di nguur gi fay wala sax ñu wàññi bor yi nu yore rawatina li nu yoreel waa Sénélec Le Soleil ne wax ji daal li muy bëri FMI dafa tàccu réew meek doxaliinu réew mi ba ci njiitu réew meek doxalinam
Vox Populi mel ni kuy xamal yéene kaay réew mi ne naam ne nee nañu dinañu gunge Sénégal ci ñaareelu phase plan Sénégal émergent bi nee nañ leen tamit ñu fay seeni bor Le Quotidien ne FMI kay ci njiitalul madame Corinne Delechat li mu bëgg moo di nguur gi dakkal ndimbal yi muy def ci wàllum carburant La Tribune ne tey laa leen di wax li FMI tënk ak nguuru ko Sénégal ubbil yéene kaay bi journal des médias bi ne waa FMI nee nañ na Sénégal fay bor yi nu yore ci biir réew mi ba noppet fay impôt yi nu amee FMI tëj wax ja ne nguur gi itam na def lépp li mu dige woon ak askanu Sénégal maanaam def ci fast track ba nu doon wax ca pôle urbain bu Diamniadio ba fii France daldi xëddeen Direct Info moo ko xëy bind ci aw xëtam yéenekaay bi ne parc industriel bu Diamniadio ba lu dul ay logo nekku fa appartement ak villa yenu fa doon tudd daanaka tournée théâtre lañ fa nekke muy Pod et Marichou ak maîtresse d'un homme marié université Amadou Mahtar Mbow ba ñu fa doon wax itam moom ba fii kenn déggaatu ca dara yéenekaay bi ne lii lépp nag boo ci boolee tali yu àggul ya fa nekk mooy tekki ne Diamniadio dara doxu ca teyit bu kenn yaakaar ni nit yi dinañ fa dem di fa dëkki dëkk bi di Kayar de pétrole ak gaz feeñaat na fa Le Quotidien yéenekaay moo ko xamle L'Observateur moom dinu xamal ni TER bi di train express régional bi président Macky Sall tabb na ca Thierno Lo journal bi ne lu ni mel nag moo ko tabbalaat ci doxalinu nguur gi moom Thierno Lo nag L'Observateur duppee ko góor gi yore juróom-ñaari dund ko politique maanaam nguur gu fi jaar mu mus ca keneen ku jot a mus ci nguuruk président Macky Sall te kenn déggatu ko moo di Youssou Touré ci biir Les Échos mu cay xamle lu waral cell gi mu nekke boobaak léegi Youssou Touré ne ba muy metti te ñoom la woon ak président Macky Sall ba noppet ñu gëm ko ba nin ko tabbe mu nekk président de la République waaye nag bu demee ba moom président Macky Sall di taxawal gouvernement boo xam ne moom Youssou Touré xamu leen te it ràññale wu ca kenn loolee dara rafetu ca Abdourahmane Sow bu kos M23 ci biir Vox Populi mel ni ko naan li président Macky Sall di waajal moo gën a ñaaw muy ñetteelu mandat te nag képp kuy mbokkam na ko wax mu génn ci am xelam lu ko mooy mën na koo tàbbal ci guta ki tàbbi woon ci guta ba génnaat ca moo di Oustaz Taïb Socé yéene kaay Futurs Médias bi ne Oustaz Taïb Socé génn na kaso te it nee na fàtte na lépp ba noppi ci lu yàggatul dara dina tàmbaliwaat ab liggéeyam Oustaz bi ne musul yaakaar ni ci àdduna toll na askanu Sénégal ci lu jéggi dayo li nu ko defal te it yëg na lépp ci diirub na mu nekkee ca biir kaso bu Rëbës kii soog a dugg ci biir kaso bu Rëbës kay Libération yéene kaay nee na dafa bokkoon ñi ñu tuddoon ci sinébar ak yamba bu bëri ba nu jàppe woon ca port bu Ndakaaru Malick Thiandoum la tudd waaye nag journal bi moo ngi leeral ni bokkul ak Malick Thiandoum journaliste aca pour muy leer bokkul ak Malick Thiandoum journaliste bu E-Media ñu koy nuyu bu baax c'est un journaliste sportif waaye ñu sant yàlla bu baax ci génnu Taïb Socé boobu nga xam ne xëtu yenekaay yu bëri tey laal nañ ko ci di ko ñaanal rek mu dalluwaat bu baax te dellu si nam nañ ay waxtaanam ci tafsir yeeg yu demee noonu Taïb Socé mi nga xam ne dafa nekkoon ci ay xat-xat loolu la ñu yor ci yenekaay yi nga xam ne Serigne Saliou Seck moo xëy jàngal ñu ko ci suba si mën ngeen ko fekkaat ci suñu ay plateforme moo xam ci www.kingfm.sn wala ci page Facebook bi naka noonu ci suñu chaîne YouTube bi nga xam ne vous aurez la possibilité de réécouter suñu ay édition ak suñu ay jotaay en mode replay donc boobu bokk na ci muy revue de presse bi ci nga xam ne ci suba si moom la ñu am ak Serigne Saliou Seck dañuy woy ak yéen ba tey il nous reste à peu près quelques minutes à passer ensemble Youssou kenn du yow maa ngi lay béggee bu baax kooko Youssou sama waa ji alaaji la ni nga koy gisee nii de demoon na màkk dafa ànd ak xadar rek di la béggee bu baax a baax ayca ñu wéy ba tey ak Ajaratu Dior Mbodj bu yéenekaay yaa yée ngi noonu ñu àndoon ceeg Serigne Saliou Seck moom dina ñëwaat midi lay doon feggoog yow ci Midi Culture buy jeexal nag danañu dégluwaat li nga xam ne moom moo di revue de presse bi il est 11h voilà ayca dañuy dem nag ci li nga xam ne moom mooy répondeur bu King FM am na leneen lu ñu jukki ci répondeur bi tey jëm ci commerçant yi nga xam ne ñoom it seen ay ñaxtu mi ngi wéy ba léegi Dior mu nekk nag loo xamante ni si daanaka démb lañu sumb li nga xam ni moom moo di grève bi mu fas yéene doon ñetti fan yoo xam ni nen duñu ko faste xànc ak morom ma muy union des commerçants ak industriels du Sénégal wuute ak UNACOIS ñoom ñooñee nag nee nañu daal mbiri douane moom moo leen sonal ba tax na daal bu ñu sañoon ñu xoolaat bu baax a baax lépp lu jëm ci wàllu woowule moo tax daal ñu amal ñetti fan yoo xam ne duñu faste xànc ak morom ma dañuy amal li nga xam ne moo di grève waaye nag bi ñu leen déggoo ñoom la ñuy ñaawlu mooy grève bi sumb nañ ko démb waaye amul benn njiit boo xam ni woo na leen laaj leen wala mu toog am ak ñoom waxtaan ba ñu mën a xool naka la ñuy saafara mbir mi loole nag bokk na ci li leen metti maa ngi dégg sax suñu naataango yu RFM di leen laaj ndax yéen est-ce que seen kuréel gi nekk na ñu reconnaître mu ne effectivement ñu reconnaître la parce que mosoon nañoo amal ay yëngu-yëngu ba ñu woowoon leen waaye bi la yoon démb bañ ko sumbee ba tey tamit gisuñu ñu xam ni ñu woo leen wax ak ñoom kuréel yi nag dafa commencé bëri kuréel yi daa commencé bëri nee nañ union fait la force
Kalz comme ñoom ñëpp ñoo bokk secteur bu ñu yëngu nañu jéem a mbooloo ndax mbooloo mooy doole bu ñu booloo woon rek li ñuy xàcceendoo dóorandoo dinañ mën a li ñuy kaas nañ ko mën a am waaye bu kii taxaw fee kuréelam keneen taxaw fële kuréel ñii ni dañuy grève ñii ni duma grève bu yàggee du am sens day xaajaloo mi ngi noonu bu ñu booloo woon li ñuy xeex ci lañ koy gën a mën a xeexe ndax ñoom nee nañ daanañ ko magasin yu bari démb tëj na ci Ndakaaru boutique yu bari boo xoolee tijjiwuñu ñoom ñi nga xam ne ñoo bokkee ci seen kuréel kon aussi tamit yaakaar naa ne ak quoi qu'il puisse arriver gouvernement bi na leen woo ñoom tamit ñu toog sur une table de négociation afin que solution mën a am am na kenn koo xam ne ñu ngi koy wooyee Baye Abdoulaye Gueye moom àdduna ci loolu ci répondeur bu King FM ñu déglu ko te dellu si man la Abdoulaye Gueye nekk commerçant marché HLM li ñu métti ci réew mi bokk na ci ñi nga xam ne ñun commerçant yi nga xam ne amuñu benn gëdd amuñu benn droit bokk na ci li ñu xam ne tey ji ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci agent mairie yi nga xam ne dañuy def lu leen neex ñëw tey jaay ñu doole tout ça surtout marché HLM te dañuy gis koo xam ne dañoo daggal la quittance lu cher lu ko neex pour un bon jour mu dégarpir la waat jëlee la waat la foofu tey bu subaa moom moo lay daggalaat foofu rawatina tamit côté de Sandaga maanaam daal commerce tey soo xoolee Sénégal commerce moo ëpp lu mu fi nekk liy dox amul benn usine boo xam ne wala benn société boo xam ne li commerce di génnee dina ko génnee mais Sénégalais yi joxuñu commerçant yi gëddëm surtout rawatina suñu njiit réew yi dañuy xëy rek jékki-jékki rek benn maire yi ñëw rek jaxase commerçant yëpp bale leen sànni ko rek après du mujj fenn loolu daal bokk na ci li ñu gën a métti jiit réew mi ñu wax ak ñoom mu dimbali commerçant yi nga xam ne sonn nañ trop. moom nag li muy kaas bokk na ci ñàkk gëdd gi nga xam ne jox nañ leen ko day wax day delluwaat rek ci li nga doon wax léegi maanaam ñàkk mbooloo doon benn bi nga xam ne moo nekk ci ñoom yaakaar naa ne kuy laaj gëdd bu ngeen nekkee mbooloo ànd yéen ñëpp di xàcceendoo tey dóorandoo dina tax tamit nguur gi gën leen jox seen cër dina tax nguur gi gën leen jox seen cër mooy rek dispersé bi nga xam ne am na ci seen biir bu fekkoo booloo woon nañ loolee lépp mën nañoo jàpp ni bu dee dina amit dina wàññeeku lu bare lu baax a baax a baax kon ba tax na rek ñuy sàkk nguur gi aussi mu gën leen a jox seen gëdd ndax mbaam daa tuut waaye ci giir gi la bokk ñoom ci lañu bokk nañ leen gën a jàppale bàyyi leen xel waaye tamit naqarlu na li nga xam ne moom la maire yi di doxee ak ñoom ndax ñoom tamit fu ñu teg maire yi ñoo leen fa teg tamit bu ñu xëyee bëgg leen commencé indi leen ay problème tamit day daal di nekk loo xamante ne si lu doy waar la maire yi aussi dañuy bàyyi xel bu baax a baax ñoom tamit di leen rek gën di sóoraale ndax tamit ñoom li ñuy dugal ci économie ci réew mi nekk na lu takku lu am solo ba tax na daal kon faaw rek Kalz ñu gën leen a jàppale waaye ñoom tamit nañu gën a booloo ci seen biir bu ñu booloo rek yaakaar naa ne li ñuy xeexandoo dinañ ko mën a am dina antu jërëjëf Adjaratou Dior Mbodj di la gërëm bu baax a baax man su ma la gisee ci suba si damay kontaan waaw moo tax ànd ak yow di mbégte mu rëy boo xam ne bu ñu demee bay jeexal jotaay bi rek yenn ci ay sujet daf may neex lool ñu koy partagé bokk na ci li ñu waxtaanee léegi jëm ci mbëbës ak li nga xam ne mooy li ñu mujjee laal léegi muy commerçant yi donc ñu joxante rendez-vous tout à l'heure ak yow ak Serigne Saliou ci Midi Culture di jotaay xibaar bi gën a yaatu ci la première radio digitale bu Sénégal kon bonne journée jaajëfal nañ la bu baax a baax Alaaji Kalz jërëjëf Adjaratou Dior Mbodj di ko gërëm bu baax xaritu Papa Cheikh aca Baye Cheikh a ngi ñëw ànd ak yéen ci kanam tuuti ci King Feeling on va ñu dégluwaat tuuti musique wala ñu def benn page publicité rapidement et puis ñu dellu si waat yëkkati nag